li ma fi dégg tey yëpp dafa bokk ci sama liggéey parce que man lañu sant may déglu sociétaires yi man lañu sant may déglu personnel bi ngir lépp li ma fi taataane ma xool naka laay def ba mu yegg fa mu war a yegg ñu mën ko wutal ay saafara. gannaaw nag bi ñu sante yàlla ndax moom la soob ñu mën fee teew tey su ko neexoon kenn si ñun du fi ñëw suñu mayee nag ñu yeewu si jàmm ku nekk di yëg sa bopp bi ñu mën a dox ñëw fii nañ ko sante yàlla. ma di leen gërëm di njëkk a nuyu madame Dieng muy PCA IMSEC Dakar parce que ni ko Moussa waxe léegi moom mooy kilifa tey fii parce que ni ko loi bi binde tëgg ko noonu conseil d'administration mooy kilifa ñun ñiy liggéey IMSEC mooy sunu kilifa donc ñu ngi koy nuyu bu baax di ko gërëm également ci teewaayam parce que suñu toogee fii ñu ne PCA mu ngi fa woon donc jëmmal na jeetaay bi di nuyu encore ki nga xam ne moo ñu dalal fii këram tey di ko ñaanal yàlla li nga xam ne moom la soob ci boppam bu dee li koy jig yàlla na ko yàlla defal. Nations Unies moo ko tànn ci atu 2021 ci journée de la femme dafa doon loo xam ne lu am solo la ma jàpp si rek ñeenti baat yu am solo bi ci njëkk mooy leadership bi ci jiitu mooy jigéen bi ci tegu mooy jigéen du moins beneen bi mooy égalité ñett yooyu yëpp dinañ jéem naka lañ koy faram-fàccee ba ku ci nekk mën cee gis njëriñ may jégalu nag si njalbeen wolofu séeréer la donc su ma juumee si kàddu yi ngeen xam ne séeréer buy wax wolof la waaye xam naa xalpulaar moom amul leen lu ngeen ma wax man moom lu mu wax rek da ngeen di ne waaw. donc ñu gis ne thème bi doon na lu am solo suñu ne leadership dafa doon loo xam ne léegi ñëpp a koy wax mais am na ñu bëri ñoo xam ne comprendre ñu lañ mooy leadership. am na ñu bëri ñu ngi woo seen bopp ay leader mais duñu ay leader parce que ci li borom xam-xam yi wax leader d'abord mooy koo xam ne dañ lay topp ku judul topp doo leader bi toog sa kër yow kese ak sa njaboot doonagoo leader il faut que mu am mbooloo mu nekk sa gannaaw di la topp muy benn. ñaare ba ni ñu xam ne kii leader la dafay am gis-gis bu sori maanaam tubaab di wax vision nga xam ne ni yenn saa dinañ dem benn kii kat dof la fee muy xool dafa sori mënu faa àgg mais leader dëgg day xool foo xam ne di gis foo xam ne li tubaab na le commun des mortels duñ ko gis parce que dañuy naan c'est impossible. li Nelson Mandela doon wax nag Nelson Mandela nee na man gëw ma impossible lii mënul nekk gëw ma ko c'est impossible jusqu'à ce que ça soit fait te su ko waxee mën nañ ko gëm parce que ku def 26 ans de prison génn ba doon président premier président noir bu Afrique du Sud donc soo waxee la mën nañ koo gëm. leader également dafa doon koo xam ne warul gëm échec daanu naa waaye damay nërmeelu kooku di leader daanu bonul mais li bon mooy nga daanu nërmeelu ci suuf. dafa am benn joué katu film bu mag bi ñu doon wax Rocky defe naa ñi seetaan film classe ñoom Moussa Ndiaye war nañ ko xam mooy joué Rambo da doon wax ni amul loo xam ne gën naa mën a jox nit ay coup di ko dóor ba mu tëdd ci suuf lu dul àddina moo lay dóor ba nga tëdd ci suuf mu ne teg si nag ne waaye daanu nag banul daanu leen juróom-ñaari yoon waaye jóg leen juróom-ñetti yoon. donc leader surtout nag femme leader warul daan donc leader dafay am vision ñetteel bi leader dafay am mission su ñu nee mission nag du koo xam ne dañ laa yónni pour nga dem mais mission ci nit ak ci entreprise mooy la nga xam ne c'est ta raison d'être li tax nga nekk fi
li tax nga ne si àddina ñu bëri soo leen laaj lan moo tax ñëw si àddina la plupart temps man ñi ma koy laaj benn réponse lañ may jox pour jaamu yàlla. c'est vrai dëgg la loolu wax ju yàqu la ndax même ñi gëmul yàlla sax ñi naan gëmuñu yàlla xam nañ ne yàlla am na mais au delà jaamu yàlla leader war na xam man exactement lan moo tax ma ñëw si àddina man sama mission bokkul ak mission Moussa Ndiaye bokkul ak mission Diouf bokkul ak mission Thiam ku nekk si ñun da nga am mission boo xam ne moom la yàlla def si yow jiw ko si yow mission bi nag ñun duñ ko sàkk mais dañ koy découvrir te bés boo découvrir sa mission dara du la të si àddina buñ la yee minuit sax pour nga dem def loolu da nga koy def doo xalaat ñu fay la doo xalaat dara man mën naa am sama mission mooy tàggat nit ñi ak bind te saa yu ma yeewoo ci loolu lay ne fu ma nekk ku ci nekk aussi surtout un leader war na découvrir lan mooy mission. ñeenteel bi leader dafay am ay valeur maanaam dafay làmboo ay jikko yu baax yoo xam ne ku ko gis naw ko leader bu ñu ne kaay leen du leader du ne dem leen def day naan kaay leen ñu def walla fekk si leen maa ngi def déjà. Nelson Mandela ba léegi da doon wax ni soo àndee ak ay nit nga nekk guerre da ngay nekk ci gannaaw tout en étant devant ça veut dire que leader dafay encadrer mais valeur yooyu nag ku nekk aussi yaa xam say valeur lan la am na ñoo xam ne seen valeur fit la ñii ngor ñii muñ ñii jom mais ku ci nekk am nga say valeur mais leader bu amul valeur de leader juróomeel bi leader dafay doon koo xam dafay am ay jubluwaay ay objectif xam la nga bëgg nga ne ci nag saa yeewu rek ci loolu ngay dox waaye su fekkee soo yeewu am say objectif soo doxee benn paa nga ne waa Mor lu muy xalaat ci li may def waaw may mun a si lan la may wax nan la may gisee doo dem fenn. Kéba Mbaye da doon wax doomam ji Abdoulou Mbaye mu ne ko soo bëggee jël dogal laajal ñëpp laaj sa soxna laaj ñëpp mais soo waree dogal wéetal nga dogal yow kese loolu mooy tekki ne même bant bi ngeen romb si biti xëy na sax yéen ñi romb bant bi wax ngeen si moom waa bant bi lan moo tax mu ne fii waxatuma nag nit nañ sóoraale nit ñi mais waxu nit ñi ak nit bët bi ñuy xoole bu mu conditionné ñun suñu dund leader aussi noonu lay mel dañu gis ne leadership dafa war a doon un champion te man foofu laa leen di woowee nag président ay champion ngeen war a créer sinon seen leadership bi amul njariñ ku ci nekk sa goxam ak fa nga ne ak la ngay def tu dois être un champion gaynde bu jigéen ngeen fa war a nekk man damay wax toujours de man sama dund lépp lu ma dugg ci def du ma si mujj si je suis pas le premier je serai jamais le dernier mais loolu nag ngëm-ngëm moo la koy may ak farlu ak bañ a gëstu baatu gannaaw bu ñu dañuy tënk rek parce que xam naa waxtu bi du ko maye bu ñu jógee ci baatu leadership ñëw ci jigéen jigéen mooy lan laaj bu naqaree tontoo ngi noonu li tax mu naqaree tontu parce que jigéen daa doon lépp man dama koy méngale ñetti mbir jigéen mooy suuf lépp li sax ci àddina ci suuf lañ ko jiw même bu dee da nga jël suuf si sax def ko ci pot jiw mu sax te lu ñu jiw lu ne du sax jigéen bu doonee suuf nag dafa war doon li tubaab naan un sol fertile maanaam suuf soo xam ne dafa am ay ferñeent yoo xam luñ ci jiw mu sax loolu nag misaal la du ci yaram bi mais ci jikko ji la ci jëmm ji ci nekkin bi jigéen da di këll en tout cas ñun séeréer xam nañ njëriñu këll mooy lan lépp lu ñu def te këll boo ko ci dañu naan loolu amul barke kon jigéen barke la jigéen mooy gën soo amee sa kuur kese man dama naan góor mooy kuur jigéen mooy gën mais gën moo ëpp njëriñ kuur parce que soo amee gën mën nga dëbe lu ne mais soo amee kuur kese dul amal la njëriñ donc ñu gis ne jigéen su doonee loolu yëpp c'est-à-dire que jigéen mooy lépp
jigéen mooy askan. Ce n'est pas pour rien que borom xamat naan soo bëggee yar askan da ngay yar jigéen soo bëggee yokkute am ci askan wi da ngay fexe jigéen yokku te loolu c'est vrai te loolu bindkat yëpp xam nañ ko gistukat yëpp xam nañ ko parce que en réalité ñun góor ñi dañuy liggéey c'est vrai mais ku nekk si ñun dafa am loo xam ne noonu la ko yàlla bindee. am na benn film bu intéressant bu nekk YouTube ñu ko naan les hommes viennent de Mars les femmes de Vénus dama leen di conseiller yéen ñëpp ngeen seetaan ko góor ak jigéen nag di ngeen comprendre lan moo xaajale góor ak jigéen may joxe benn exemple kese su ma wàccee ñëw sama kër dinaa fekk soxna si mu ngi fobeere mu ngi ci waañ bi di togg mu ngi repassé mu ngi def leneen man su ma nekk sama ordinateur su xale bi joxe nga naan ma kaateel ma xale bi rek énervé naa parce que góor ni ko yàlla bindee benn tiroir la mën a ubbi en même temps mais jigéen elle est multitâche jigéen mën na nekk fii nekk fële nekk fële nekk fële donc loolu aussi yàlla moo leen ko may. alors donc ñu gis ne loolu yëpp su nekkee ci yéen c'est anormal que ngeen nekk si gannaaw parce que yàlla def na si yéen loo xam ne xëy na defu ko si góor. même s'il est vrai que am na lu mu def si góor te defu ko si jigéen mais quand même dafa am lu gën a am solo ci nit mu def ko si jigéen donc loolu su amee Nations Unies su ne dans un contexte de la Covid dañoo war a am une égalité ñu xam nag lan mooy égalité. pour man tekkiwul ne lépp lu góor am rek jigéen war na ko am déedéet loolu moo tax man je suis contre la parité waaw parité moom pour man c'est une aberration dans un contexte africain. fii Sénégal fii Afrique parité amul sens parce que jigéen ci suñu maame dañ ko yàgg a jox gëdd avant parité di ñëw tubaab yi ñu di ñu nax ne ñu xamul leen lii mënu leen lii alors que ça c'est pas vrai benn exemple bi ñu mën a joxe rek ñoom ñu ngi wax déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 mais fekk na déjà en 1246 amoon na la charte de Kouroukan-Fougan boo xam ne lépp loo xam ne àq ak yelleefu nit la mu ngi ci biir donc loolu aussi il faut que ñu bàyyi ko parité d'accord mais dans un contexte africain parité ci ñun niñ ko gëmee ci suñu aada ak suñu cosaan alors égalité lu mu tekki pour man mooy que góor ak jigéen suñu nekkee dans un même contexte bokk am même lijaasa yi même xam-xam bi même man-man bi luy góor yelloo jigéen war na ko yelloo mais jigéen ñi aussi pour ngeen am leadership boobu égalité boobu ñun duñ leen ko jox de yéen a koy xeex moo wax leen ko tey nag ak domaine bu mu mënta nekk nag ngeen fa nekk ay góor bu ngeen ko nanguwul duñ leen ko jox parce que l'homme est naturellement égoïste. góor laa nag mais c'est la réalité l'homme est naturellement égoïste. C'est la vérité, c'est vrai. waaw donc loolu yéen a koy xeex loolu du dañoo bon déedéet mais noonu la ñu yàlla bindee c'est inné en nous mais loolu yéen a koy xeexal mais du ngeen ko xeexee doole intelligent ngeen koy xeexal. li taxoon maam awa ndax maam Adama ba lekk loo ko ci kii bi yéen am na lu ñu def ci yéen donc loolu mën ngeen ko am pexe ak lalin moom ngeen koy am xam de koo wane. en tout cas ci mission yi ma dem yëpp maa ngi soog a jóge Saint-Louis ñëw ni jigéen ñi ñuy formé yëpp koo ci wax da lay naan koo ciy formé en épargne lim lañ ñu ko wax mooy mënumaa denc surtout ci mbas mi nga xam ne jaayatuñu dara mais justement parce que on n'est pas prévenant leader nag day doon koo xam ne day gëstu démb sóoraale ëllëg loolu tant que defu leen ko aussi mën leen imposer parce que nag nañ waxante dëgg addina bi ñaar moo fi nekk ku ko yor rek yaa yor lépp l'information l'argent xam nga l'Africain a une relation très biaisée avec l'argent muy wolof muy séeréer muy pël koo xamante ne xaalis baaxul xaalis seytaan xaalis ak a baax man ne soo ma mënee am milliard dinaa ko wut ci wutin bu baax waaw mais fii ku amul xaalis amuloo information ci gannaaw ngay ne te loolu moo fi nekk ñi yor information bi ñoom ñooy manipuler leader nag kenn du ko manipuler moo tax leader lépp luñ ko wax day ne teg day déglu lépp mu jël xalam nag teg ko liñ ma wax ni est-ce que yéenu na maanaa est-ce que mën na nekk est-ce que ba nga jël sa dogal donc ma di leen encourager di leen wax ni muy IMSEC muy feneen addina bi li muy doon ëllëg ci yéen lay jóge ça veut dire que war ngeen am na loo xam war ngeen ko xalaat
muy la relève su ngeen fi jógee est-ce que am ngeen koo xam ne mën na leen wut parce que un leader aussi c'est un créateur de leader war ngeen fexe ba yow soo fi jógee am nga koo xam ne wóor na la ne kii su ñëwee mën na def sax lu raw la nga xam ne moom nga doon def donc loolu aussi lu am solo la waaw. Maintenant pour terminer comme mu ngi xaw a naaj damay tëj pour wax leen ni. waaleykum salaam. donc damay tëj pour wax leen ni IMSEC suñu mission dafa leer nañ ñu ñoo ne améliorer le revenu des populations mais principalement les femmes et les jeunes micro-entrepreneurs donc ñu ngeen gis ne jigéen lañ teg ci kanam te nag wàccuñu ci yoon bi benn yoon waaye nag pour mu dem nañ ci ànd ak njub ak dëggu ak waxante dëgg man lépp li njuuj njaaj man dugguma ci nañ nekk ci njub ak waxante dëgg président wax na ko léegi mën nga am crédit mais mën na am tolof-tolof parce que mën na ñàkk nekk ci yow mais li am solo mooy su amee tolof-tolof na nga am mat gi tax nga woo Moussa Ndiaye wala nga woo Mastakan wala nga woo keneen ne ko ah man kat waroon naa ñëw le 5 mais mënuma ñëw parce que lii ak lii ak lii wax ji leer mais nga am tolof-tolof Masta su la woowee nga yóbbu ko liste noire wala nga naan kii kat la Masta duma ko wuyu loolu aussi doxul waxuma nag da ngeen koy def damay wax rek par expérience waaw donc ma di leen sant di leen gërëm di leen gën a encouragé waat encore den wax ni yoon bi ngeen nekk noonu la góor baax na jigéen baax na te corona bi dafa war a yee ñëpp nag changement de comportement la ñu war a am à tout point de vue bu ñu jógee ci corona bi ay nit ñu bees la ñu war a doon te loolu ku ko xamul nag xamal ne yaa ngi ci gannaaw ku ko xamul su corona bi jeexee rek ñëpp a lay raw c'est le moment maintenant de changer nos habitudes ñu gën a soppi suñu doxalin gën a yokk suñu xam-xam parce que nag te foofu lay daanele àddina bi fi ñu jëm le monde sera digital sama mbokk Haalpulaar yi nga xam ne xamuñu dara ci téléphone bu ngeen yeboo ngeen dem jàngi ko fi ñu jëm mooy da ngay toog sa kër lijjante li ngay lijjante lépp heureusement que sax ngeen mettre en place vente en ligne ça c'est une très belle innovation àddina bi léegi foofu la maa leen di gërëm di leen sant di jégalu su fekkee ci kàddu yi am na li ci dëng wala loo xam ne wax naa ko te waruma ko wax ngeen xam ne matadi nit la jërë ngeen jëf